suñu ndaw yi ci wàllum accessoirisation ak maquillage ay xale yu ndaw tey jii nii boo jëlee benn xale bi nga xamante ne amul suivi wala amul wéeruwaay bu mat nga exposé ko de manière très affichée ci àdduna bi yëpp ci Sénégal bi yëpp pour que xale boobu noonu mun a am ay assises yu solide ay vertus yu solide wala valeurs yu solide il faut vraiment mu am assistance boo xamante ne dafa mucc ayib te loolu noonu responsabilité boobu du xale bi moo ko mun a jël boppam Dieyna buñ koy xool image ban la ñuy am image benn jeune fille frêle kanamam sax dafay joxe loo xamante ne dafa innocent mais ay jëfam dara innocent aussi te loolu noonu bu fekkonte ne joxuñu ko woon opportunité bu mu mettre en avant très tôt ba pare c'est comme si dañ ko sandi woon ci benn voilà ci géej ne ko féyal noo mën fexeel rek ba bul lap mais féyal man noonu laa koy jàngatee et malheureusement problème bi ñu si bëri war nañ si mën a indi loo xamante ne ay jàngat la ay waxtaan la parce que dëgg la ni moom tey moom moo nekk ci toor waaye tooram bi itam mun nañu indi comme li nga xamante ne moom mooy at bi mu am 18 ans quoi que l'on dise même bu fekkante ne tey jii nii Dieyna moom moo fauté Dieyna moom moo am tort 18 ans ça reste quand même âge bi nga xamante ne boo ci farluwee boo ci jëlaatee yëpp li nga xamante ne moom mooy sa force ak sa courage di nga mën a redémarrer waat sa vie defaraat sa vie parce que la fleur de l'âge quand même mën na la may chance boo amee assise ak wéeruwaay bu baax nga mën a redémarrer waat ci de bonnes bases. c'est important tonton Fall Ndiaga dañ lay delluwaat lenge yi laata Nafissatou ak Soxna Fall daal di ñëw tey jii dox nga ci expérience lu bëri ndaxte lii kawteef la te kawteef tey jii nii keroog bi fi ndaw si génne àddina da nga ne ki ka def ñaawteef boobu le ku ko jege la tey psychologiquement parlant Dieyna pour yow lan mooy problème parce que ça perdure on ne peut pas faire des dégâts sur 2 ans d'affilée non-stop on ne peut pas soit elle a besoin de voir un psychologue wala un narrateur culturel pour fàttali ko moom mooy kan où se pose le problème. Dieyna dafa soxla koo dimbali. Très bien. Dieyna dafa soxla koo dimbali man su ma doon bokkam dama koy jëlee Ndakaaru parce que Ndakaaru fi la am ay xarit fi la am liberté te fii ak boo bëggee yar nit ki bëgg koo bàyyi ak ñi muy àndal loo def ci bëccëg bi bu guddigee ñu yàqu ko. ñaareel bi moom mooy ndax moo ngi jàng ba léegi yàlla moom moo xam ndax moo ngi continuer ay éducation fii lan moo tax mu nekk Dakar souvent bu ñu waxee Dieyna culture bi la ñuy gën a gis que éducation bi Dieyna xale day toll foo xam da nga koy sauver mais kan moo ko war a sauver mooy ku am fulla ak fayda. mbokk yaatu na mbokki Dieyna ñàkkul ko ci am fulla ak fayda goo xam ni war ngaa mën a récupérer waat sa doom même bu dee 1 an bu dee da ngaa bëgg mu continuer culture bi mais da nga koy récupérer waat gis nga jamono day toll foo xam ni famille bi dañuy doon sa sapeur pompier mooy yow dañ lay récupérer waat andiwaat la ci biir famille bi andiwaat la ci biir kër gi parce que footballeur bi soxna bi nekk ci touche bi moom mooy gis erreur bi nga xam ne moo nekk ci biir terrain bi ba bu duggaatee moom buñ ko dugalee mu xam fi erreur yi nekkoon mu rectifier ko kon dafa am moment boo xam ne Dieyna da nga koy génnewaat ci mu nekk yëpp andiwaat ko ci biir kër gi defaraat ko ba mu xoolaat ay erreur yi nga xam ni moom la nekkee woon moom la daan def ba nga xam ne boo ko delloowaatee pour mu def culture wala mu def lu ko neex su boobaa dina xam fi mu tegoon tànkam du foofu beneen bi moom mooy maa ngi gis ci réseaux sociaux yi benn femme bu wax ju am solo ci code ci affaire u Dieyna mu wax ni xale yi souvent tamit seen yaay yi dañ ciy am part de responsabilité ndax da ngay gis xale bu ndaw boo xam ne yow yaay ji yow papa ji yaa ko war a dimbali amul salaire amul lu muy dundee amul nangam mais yow yaa ko war a dimbali mais da nga koy forcer yow pour mu dimbali la mais xale bi boo ko dee forcer pour mu dimbali la jël Soxna Fall ni ko mooy sa nawle moo ngi teral yaayam jël ni la yaay teral sa yaay yow da nga maa war a teral c'est-à-dire moom du xool fu mu maanaam ban xaalis la war a teralee mais moom na la teral ñaareel bi tamit gis nga luxe ak marque dafa sonal boo yii di soog a jóg boo yu bees yi di soog a jóg mooy tey dañuy gis Titi ñaata année la def ci carrière am pour doon li mu doon tey Viviane li mu doon tey nga bëgg tey li Viviane di sol yow xale bi nga xam ne amagoo si 2 ans nga bëgg di sol li Viviane di sol nga bëgg fi Viviane di taxaw nga di fa taxaw succès bi Viviane am nga di ko am soo moytuwul sa tànk dëgg loo xam ne neexu la te moom moo dal xale yi nga xam ne ñoom ñoo jóg ci wàllu culture bi vraiment Dieyna fi may waxaatee mooy na ko famille bi woowaat
woowaat ci kepparu ëttum kër gi bu ko defee yaraat ko c'est très important soxna Fall gune yi de dafa mel ni ñii am sénégalais yépp loolu la ñuy xalaat sax ne est-ce que kon du concours bile mais man gis naa ci ñoo xamante ni am na ko ci tudd jëmm xaw ma dafa doon muuru am na ñoo xamante ni yàquñu ci donc il faut pas justement éradiquer ce divertissement là pour la jeunesse il faut justement se dire que kenn ku ci nekk am na nooy judduwaale et que sa fit gu rëyee moom yoonu concours ba neew ci tout à fait xam nga guy dina juri dékk danga koy wax mbir am na ci réew mi mais taxul mu dagan taxul mu baax dañ naan sëru dënk la kër ko dem fekk ko fa mais taxul mu nekk lu baax taxul mu nekk loo xamante ni si dañ koo war a roy di nga yar sa doom ci biir kër def ca la nga ca war a def ci diine def ca lislaam mu génn wuti àndandoo wuti fréquentation jël bëtam teg ko feneen foo xam ne jom moom bu dañee ci nit dara du ci des nit ki loo mënti def te ñàkk jom rek ñàkk nga dëgg la ndax mbir mi bu ñu ko raay ñoom ñëpp ay dañu fautif muy parents yaak ki mu nekkal ak moom gone gi ndax boo dee gone am loo bëgg day lay war a gën a yokk jom nga am foo jot a jaar ndax Dieyna ñu bari buñ ko ràññee wuñ ko ci seen petit gallé man personnellement problème ak Diop Iseg lañ ko ràññee may jégalu ci loolu lañ ko ràññee coow loolu xale bu toll noonu nga dugganteeg mag mu toll noonu merci man la bàyyi nga ànd ak doomam nga jóge ca ñëpp am compréhension ci sa yow yaakaar naa boo ñëwee war nga mën a am recul war nga mën a góorgóorlu fas jom takk sa lafu sër fexe ba li nga soobu pour liggéey ci nga am ci dara waaye doo delluwaat ci li nga xam ne ca nga ko c'est important Nafissatou tey jii nii on remarque 2 hommes super âgés 2003 la xale bi am kon xale la te dafa toll ci pulsion d'adolescence c'est très normal mu def ay bêtises Bril war na toll ci 30 ans 33 ans dem xale bi amagul 20 ans kon lu mu bon ma génn ko 10 ans wala 12 ans ñu ne déetewaay Diop Iseg mat ko bàyyi kon nag nit boo ko matee bàyyi mbaa nga mat ko mag da nga koy teg ci yoon mën nga nobante ku la mat doom tonton Fall Ndiaga waaye nag bu la ko jaralee takkal mais boo ko jàngalee lu bon jël appartement jëndal ko wala di ko ci ka fayal weer bu dee wala nga jël appartement ne kay dëkk ak man yaa ngi koy woo ci langum bon kon lu la ca fekk waratoo ca dem police ba tey elle n'est pas mineure mais si elle était mineure mais ñu leeral foofu c'est-à-dire que Djibril bi muy dem gendarmerie di plainte xalaatul woon ni Dieyna la parce que bi muy dem sax moom Dieyna ñoo ànd Dieyna man je pense que elle n'est pas assez encadrée et que xale boo xamante ni à son âge da ngay influençable donc je pense que encadrement la dese et que li muy bëgg bokk day waral ngay dugg si lu ne ba si comportement bi nga xamante ni moom la indi muy comportement je peux dire ñàkk kilifa je pense que dañ ko war a juste pour rejoindre tonton dañ ko war a delloo si ci ay mbokkam ñu mën ko encadré yedd ko parce que dafa mel ni elle est li may wax rek mooy elle n'est pas assez encadrée elle est très 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 influençable parce que âge bi mi nga xamante ni moom la toll waroo xalaat leneen lu dul jàng waroo xalaat leneen lu dul sa avenir parce que elle est jeune elle a de l'avenir devant elle Asma justement et surtout elle est mère d'un petit garçon suba góor mooy dëggal société na ci bàyyi xel bu baax a baax rakk la faw ñu wax ko rek bu ko defee mu xam mi ngi noonu yàlla sotti ci ndox mu sedd jàmm ñëwaat bu ko defee bii pa mu jàng ci leçon merci beaucoup tonton Fall di lay jaajëfal bu baax a baax nga baal ma rek xam nga man Thiès daf maa ñor Baye Fall yëg ni ñu feebaram bi nga xamee ni bët yi Iran Ndaw ak Sen TV def ci liggéey bu mat ba ñu war koo yóbbu sax Maroc mais démb Tunisie merci beaucoup